voilà donc Thioro jotoon na lim ñi nga xamante ne ci ñoom la nar a wax tey donc ñu bàyyi la Thioro nga développé. Xadi waaw fi ñu koy commencé mooy jëye ji nga xam ne dafa am nag fële ci Parcelles Unité 13 muy ñaari xale yi nga xam ni dañu presque kenn ki faat des tamit daal di am ay gaañu yu metti yooyu la xale nag dañoo réeroon ni ki talaata ba ñu génn ci la ñu leen gis nag ni ki samedi bi passé ci foofu nga xam ne mooy di seen wetu kër ci ab oto boo xam ne dañ ne kat xale yi ñoom ñoo fa dugal seen bopp ba kenn ki moom jot caa ñàkk ba kanam keneen ki tam ñu fekk ko mu sonn torop biñ ko gisee tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi woow nañ leen ak ñi nga xam ne ñoo di waa sapeur bañ ñëw def seen liggéey bañ co jógee nee nañ xale yi ñoom ñoo dugal seen bopp foofu ndax oto boobu dafa fekk ne ki nga xam ne moom moo ko moom chaque week-end lay ñëw laal oto bi donc ci la xale yi daal di ubbi oto boobu daal ci dugg ba sécuriser seen bopp xam naa dañoo faatu ci kaw amuñu air bu baax bu ñu mën a noyyi mais bi ñu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi comme ni ñu ko Charles di wanee dañ koo daal di partager pour wane ni metti na leen torop ba ci am na ñoo xam ne ñu ngi wax ni kii pour protéger nos enfants am na ci tam ñoo xam ne nii tam ñu ngi koy metti lu ba sax di wane seen naqar bay jooy vraiment ci kaw li ñuy bind ak nan koy wanee seen parole yi ñuy yëkkati ci kaw loolu tam ñoom ñu ngi wax ni dafa yomb torop ñu ne xale yi dañoo dugg ci biir oto bi sécuriser seen bopp ba jot ba kenn ki jot faa ñàkk ba kanam te keneen ki ñoom tam dañuy laajte lan moo ko war a gaañ ba tax wetam di metti wala yooyu di metti ba mu fay mujjee hôpital donc ñoom dañoo lan moo yóbbu bakkanu kenn ki aussi keneen ki tam lan moo ko jàpp ba nga xam ne nii moom it mu ngi mujjee ci loxoy hôpital donc ñoom daal buñ ko xayma ak seeni commentaire ak yeneen yi ci topp mooy ñoom gëmuñu exactement que ni xale yooyu ñoom ñoo dugal seen bopp ci biir oto bi te sax ñu ngi joxoñ ñu ngi daal di wax ki nga xam ne moom oto bi ne nan la mën a bàyyee otoom bañ ko sécuriser bañ koo tëj ba xale yi di ci mën di dugg ba ci mën di faatu et tout ñoom daal joxe nañ ci seen point de vue ci biir fi nga xam ne moom moo di ci réseaux sociaux yi. C'est que dafa am benn problème bu am parce que dañ ne d'après les premières thèses dañ ne oto bi auto électrique la auto électrique bu amee mooy dafa am loo xam ne lu am mooy courant la quoi su kiwee boo am na noo koy kiwee day bloqué du comme voiture manuelle nga xam ne li koy kii ngay caabi donc loolu nag moo andi problème ba kooku jotul sécuriser oto bi mu bàyyi ko noonu paraît-il mu dem fa la xale yu duggee dans tous les cas loolu pour moi aussi y a un vrai problème xam nga environnement yàgg nañ nit ñi di casse affaire problème épave véhicules yi yuy panne di toog ci mbedd bi kenn du ki occupé wu bu ñuy casse ñu ne non kii dafa fekk suñu oto bu deekee mécanicien suñu oto yi nit ki moom ma ko defarlu woon yóbbu na mairie bi jël na sama oto léegi nag mu andi nag jéyee donc cela veut dire que aujourd'hui aussi il faut que nit ñi def responsabilité collective que environnement ñëpp ko war a aar boo kiwee tamit da ngay gis ay xale parfois ci ay oto yu gaare nii rek ñuy dugg génn yéeg ci oto yi di kii ba gaañante man gis naa ci gis benn boo xam ne ni Pikine benn xale moo jël bunt bi di ko kii mu tëj ci moromam kon pour wax ne environnement bi ñëpp ñoo la war a incomber collectivité yooyu ñuy veiller aussi si suñuy jaboot mais doo toog ne carrément ne doom bi vraiment man daal su paree le matin su saxee ba ndékki pare naa ci mu dàq mu génn xaw ma bu waxtu añ jot mooy dem di ko wër si koñ bi vraiment loolu aussi il faut que les parents veillent à ça surtout je crois que c'est ça le plus important parents yi ñu téye seen njaboot yi surtout moment bi nga xamante ne moom la ñu toll enlèvement yi bari koo xamante ne temps yële on pensait que dañu arrêté ndek dañu doon pause parce que temps yi gën nañu commencé waat di jël doomu jàmbur yi donc je pense que parent bu nekk war nga fi mu ne nga téye sa doom teg ko ci sa wet surveiller ko bu baax après pour ñu naan que xale yi tëjuñ ñu fa seen je pense que xol la ñuy waxee mais comme keneen ki il est vivant bu jógee moom dina mën a élucider wax nit yi ndax dañ leen fa dugal wala ñoom ñoo fa teg seen bopp. et puis d'autant plus que y a une autopsie boo xam ne dina mën a révéler exactement les circonstances de la mort de benn si xale bi dëgg la
waxaat yi bu ñu jógee ci loolu dañuy dugg nag ci wàllum politique daal di waxtaanee ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck moom moo jiite parti réew mi ndax gis nañ ne semaine bi passé moom Idrissa Seck dafa bëggoon a amal ab séminaire boo xam ne day jël ñaari fan fële nga xam ne moo di hôtel Palm Beach ba nekkee ca Mbour ginnaaw gi nag la ñu ko xamal ne ko ci dernière minute la ñu ko xamal ne ko mënu ko faa defee bi loolu amee moom tamit ki nga xam ne moo di Idrissa Seck parce que ñi nga xam ne ñoo di internet yi ñoom ñoo ko partagé di wane ne moom dafa daal di mer na bu fa nga xam ne ni fa la meram mën a yem ci kaw nee na la moo tax ñu leen di bañ a nangul ñuy amal foofu séminaire bi bañ ko defee tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi wax nañ ci seen xalaat ñu ngi am na ku ciy wax naan su fekkee ne nit moo nekk ci ginnaaw mbir yi kooku wàcce na boppam trop parce que tamit li tax mu def mbir moomu waral na ba askan bi ku ci nekk mi ngi yëkkati gémmiñam di wax ci affaire bi am na ci tam ñoo xam ne ni tam président Macky baaraamu tuuma parce que ñoom dañoo gis ne moom dañoo jàpp ne moom moo amal lu ni mel ci kaw loolu aussi am na ñoo xam ne ñu ngi naan maa xalaa Idi la ñu ragal parce que bu Idi defee wala mu wax rek nga gis ñoom dañuy jóg jéem ko baare wala ñu jéem a def lenn loo xam ne nii rek day tax bañ nit ñi naan tey jii moom moo def lu ni mel ñoom daal li ñu ci gën ko cee jàpp mooy daal ñoom dañoo xam ne ni président Macky Sall moom moo def li nga xam ne ni moom moo di mbir mi parce que moom moo daal di xañ ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck loolu mu bëggoon a amal am na ci ñuy wax tamit naan waa hôtel Palm Beach dañoo daal di sax ñàkk fayda parce que tamit ñàkk fayda weesuwul nee nañ ñoom état di leen digal ñoom ñuy def parce que soo xoolee fay ni mu demee ak affaire bi ni mu ñëwee da ngay soo ko xaymaa daal da nga naan lii loxo yu nguur gi mu ngi ci parce que boo gisee Idi fan yi ak sortie muy def et tout ñoom kon dañoo jàpp ne séminaire boobu nguur gi ñoom ñoo ko teree am na ku ciy wax tamit naan mënuñu koo teree am parce que tam dem nañ ci beneen hôtel ba amal fi nga xam ne waaw fi nga xam ne moom moo di séminaire bi donc am na ñuy dem sax ba ci biir commentaire yi naan gën nañ koo may buzz déjà gën nañoo may Idi loo xam ne ni tey dina ko waxati te sax séminaire am bi gën nañ koo siiwal dina tax ba ku ko bëgg a fekke ku ko bëgguloon a fekke ko donc daal ñoom dañ doon dàq gën bëgg a métital kii Idi far yàlla mbir yi këpp seen kaw loolu la ko internet yi gisee bëggoon ko empêcher bëggoon tere mu bañ a am te finalement am na ba non seulement moom il en a profité pour lii nga xamante ne def nañ ko mu yokk ko ci discours am daal di koy fësal am également jàppale wu ak sympathie ñu bari ci askan wi comme tu l'as dit ku mënti nekk derrière je pense que preuve de bassesse la. enfantillage xam nga pourquoi bi pour xam réellement les raisons. gis nga enfantillage mënul passé léegi xam nga problème enfantillage li la wax li tax fu mu toll nii c'est un peu bas en fait sur le fluidifié donc ban intérêt. beneen raison la ñuy évoquer. fu mu toll nii ñu ngi koy fàttaliku ba ñëwee tamit ñoom ñi nekk tey au pouvoir. bañ doon def seen assises nationales yi. temps yooyu waa PDS. di def menacer def ay déclaration ne ñii dañoo bëgg taal pays dëkk bi bi ñu defee assise nationale boobu mu conduire mu xaw leen jox doole moo tax mu jël jouer incidence sur les élections locales de 2009 moo nekk mu jox doole opposition bi période boobu ak sous la bannière Benno ba ñu ñëw préparer marche pour jël pouvoir bi donc de la même manière ñii tamit ñu ngi def loolu même chose donc il marche sur les traces te loolu warul am démocratie chacun dafa war a sa libre opinion ku nekk lu mu xalaat war na ko wax pour contribuer pour avancer doxinu réew mi waaye doo ñëw nga ne man kese maay wax keneen du wax loolu vraiment c'est pas joli pour des démocrates qui se respectent on doit pas le faire on doit laisser à tout le monde s'exprimer mais sénégalais ñooy fal ku ñu gis ne xalaat na ni moom lañ mën a fajal seen soxla ñu fal ko ñu arbitrer waaw surtout xadi ba tey ci wàllum politique googu la ñuy desandi daal di waxtaane li nga xam ni moom moo di jàppante bi doxoon ci diggante ki nga xam ne moom moo di Cheikh Oumar Anne di directeur COUD ak ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo di jëwriñ ji ñu dénk wàllum infrastructure naka noonu tam wàllum dem géeg dikk gi ñoom ñaar dañoo doon jàppante fële nga xam ne moo di ca ziyaara ba amoon ca dëkku ki nga xam ne moom moo di Serigne Thierno Adama Gaye mi nga xam ne moom dañoo amal ab ziyaar ci dëkkam donc ñoom ñaar ba ñu fa tasee dañoo daal di jàppante ci kaw jàppante boobee sax nag fekk nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo di sëriñ yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yëpp toog ci kaw loolu tam fekkoon na kenn ci ñoom daal di yor parole ba daal di yor kàddu gi di wax keneen ki dugg si ci la affaire bi am ba sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ñi àndoon ak camp bi ak ñi àndoon ak camp bi bokkoon ci di jàppante bàyyi lacrymogène tàkk fa leneen ak leneen tam am fa ba sax nag
ndax ni ñu ko gisee ci vidéo yi ak ni ñu ko partagé ci biir réseaux sociaux yi léegi defe naa umpul ñu bari ci kaw loolu tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi joxe nañ ci seen xalaat bu baax a baax parce que ñu ci bari dañ ne dañoo rus carrément parce que bu fekkente ne ñoom ñooy kilifa yi nga xam ne nii tey jii ñoom ñoo war a jox exemple bu fekkee ñoom ñoo indi jooy pëccëxoo ci kaw jàppante te ñoom ñu bokk fu ñu far war a bokk lu ñuy xeex ñu jiital leen pour kat ñu ñuy xeexal ñoom ñu mën a wane boobu wàcce seen bopp donc ñoom dañoo tiit jamono ji ci kaw loolu tam am na ñuy wax naan ci kaw kilifa diine yi ñu doon xeexee te ñooñu defuñu waxuñu lu dul invité leen rek lan moo waral ñu bàyyi leen tamit ñi nga xam ne ñoo di force de l'ordre yi sëriñ si lañ gënoon a war a mën a tal que ñoom ñi nga xam ne itam ñun ñoo leen fi fal te defuñu li nga xam ne ñoom moom lañ leen sant ci kaw loolu tam am na ñuy wax naan gouvernement boo xam ne nii xiiroog ŋaayoo bañ na ko ba seen li ci seen xol yi sax loolu la ñuy wane ci biir réew mi moo tax tey jii nee nañu li nga xam ne moo di réew mi doxul am na ñu naan tam ndeysaan APR ak Benno Bokk Yaakaar moo yem amul benn nit koo xam ne ni tey jii xolam laab na ci laab boo xam ne mën naa muñal moroomam donc ñoom ñi ngi xam ne ni ñoom comme ñoom ñoo bokk ci seen biir di laale ak a jàppante kon kenn waxul waxu opposition te kenn waxul tamit koo xam ne nii tam citoyen simple la rek di dox ci biir réew mi donc ñoom bu ñu toléré wu seen biir du ñu mën a toléreel keneen sëriñ si la ñuy dal parce que ñu ngi naan maaxallaa ñoom ñoo jël ñi nga xam ne ñoom ñoo di homme politique yi daal leen teg foo xam ne ni tey jii dafa mel ni ñoom ñooy sëriñ ñii di citoyen simple parce que nee na nekk ci gouvernement rek warta tax sëriñ di wax ngay wax warta tax tam sëriñ toog ngay xeex ci kanamam ba sax di tas ay jàngam et tout parce que bu fekkente ne population ñoom ñoo leen fal mais population bi tam dafa am ñu ñu yaakaar ci sëriñ si donc dañoo gis ne daal wàcce seen bopp lañu def ba ñi nga xam ne ñoo di politiciens daal leen di yàpp loolu daal na nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñoo di internet yi aussi noonu lañ ko partagé te noonu lañ ko waxee ci seen i dënn en tout cas ñaaw na trop on se demande ban message ñoom lañu bëgg véhiculer ci li nga xamante ne moom la ñuy def leneen loo xamante ne également fësal nañ ko mooy le fait que ñu bari dañu naan ko waa APR déggoowuñu ñoom déjà wane nañu ko c'est comme jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon COJER également doon xeexoo ci seen biir parce que boo demee ba yow natt sa doole ba sentir ni war ngaa mën a xeex boobu yë nga jóge ci longu politique yi dem ci beneen bi mbëri ne waaw xeexi problème exemple mbëri am na ñu correct mais problème bi benn ñii respecté wuñu xalif bi il faut se dire la vérité parce que pour respecter non seulement respect mais les premières fautes mooy respect wax dëgg parce que ku ñëw sa kilifa diine si kanamam ngay illustré wu ni c'est honteux pour des gens qui se disent des hommes d'État. ba tey xat yi dañuy desandi ci wàllum politique bi la yoon daal di waxtaane njiitu réew mi Macky Sall ak li nga xam ne moo di wàllum parrainage bi mu ko defee xam nga moom njiitu réew mi dafa bëgg li nga xam ne moo di wàllum dialogue bi entre moom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci kujje gi ñu leen di woowee opposition bi ñu ko defee ñenn nag ci internet yi dañ ko daal di partagé bind texte boo xam ne dañuy wax ni leader politique bu fi nangoo rek dialogue ak président Macky Sall xamal ni traître nga dangaa trahir ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi nee nañ pas de dialogue vraiment ñoom loolu la ñuy sàkku bi ñu ko waxee tamit kenn moo ko bind waaye bari na ci ñoo xam ne ni tam sànni nañ ci seen kàddu mooy wàllum commentaire gi parce que nee nañ c'est trop tard pour un dialogue ñoom xalaatatuñ sax dialogue am toog am waxtaan am nee nañ mënatul a nekk te suñ ko defee tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñoom ñoo coy loru parce que dina wàcce torop li nga xam ne moom la askan bi bëggoon ak li ñu doon sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi parce que ñoom dañoo jàpp ne d'après li ñu wax ci commentaire yi bu ñu bëggul président bu ñu bëggul gouvernement bi opposition bi lañ yaakaar donc bu opposition demee bay toog di dialogue gouvernement bi nga xam ne ni tey jii moom la ñu jël daal di koy teg ne benn place pour rek jële ko fi donc ñoom dañuy jàpp ne ñoom ñoo cay loru d'après ci li ñu waxee ci seeni commentaire ci kaw loolu tam am na ñuy wax naan na ñëpp booloo ànd doon benn bu ñu nangoo dialogue bu ñu nangoo def dara nañ àndoo doon benn daal di fiy jëlee dictateurs yi parce que ñoom noonu la ñu ko jàppee président Macky Sall ak nguuram yëpp dañoo jàpp ne ay dictateurs lañ d'après ñoom ni ñu bindee ci seen fi nga xam ne moo di ci seen commentaire yi am na tam ñuy wax naan nañu jéem a nangu dialogue parce que tamit dialogue bi moo leen di tiiñal bu ñu toogee dialogue ak ñoom ba pare bu ëllëgee si biir bu ñu deful dinañ leen mën ne kat la ñu defoon la ñu waxoon defante wuñ ko ci kaw loolu am na keneen ku ñëw mel ni ku koy tontu naan ko jarul sax ñuy jéem a dem dialogue parce que bu ñu demee rek Macky Sall ak président Macky Sall ak li nga xam ne nii noonu lay waxee ak noonu lay kiiwee da leen di wax rek ñoom ñu ñëw def donc ñoom noonu la ñu ko jàppee te noonu la ñu ko waxee fi nga xam ne moo di ci biir réseaux sociaux yi xadis. Et puis président Macky Sall la semaine passée il avait dit que moom
ubbeeku na ci déglu ku ci nekk mën nga ko defal say proposition et cetera mais au final moom mooy décider li ko neex. je pense pas que foofu jaratul dialogue. déedéet jaratul dialogue vraiment. noonu lañ ko bëggee vraiment ñoom waaw dialogue bi daal bëgguñu ko daal te wax nañ ko wane nañ ko ba mu baax ci fi nga xam ne moom moo di ci commentaire yi. lycée Jean Mermoz nag dañoo am équipe bu rugby mais équipe bu rugby waa internet yi dañoo gis ne li ñu def dafa daal di rafetul gis nga ko nii équipe bi dañoo jël drapeau Sénégal daal di koy lal ci suuf teg ci seeni tànk. donc internet yi ñoom li leen gën a marqué mooy équipe bi ñoom gisuñu ci kenn koo xam ne ni mën nañ ne sénégalais la. parce que waaw ñoom loolee leen mi ngi noonu parce que ñoom loolee leen gën a fi la nekkee loolu leen gën a marqué donc lan moo tax tey jii ñi nga xam ne tey jii ay naar ay tubaab ay américain ñoom ñoo ci ëpp tey jii ñu jël sunu drapeau national bi daal koy lal ci suuf di ko dëggate ak ay tànk donc métti na bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi te tamit ñu ngi wax ne respecté wuñ ñu parce que suñu respecté woon ak école bi kan moo ko jiitee kan moo nekk ci kanamu école bi ba tax ñu war a jël suñu drapeau def ko nii ak ban sport moo permettre tey jii ñu jël drapeau Sénégal drapeau benn dëkk di ko def nii te dañ daan gis sport su amee drapeau dañ ko yëkkati ci kaw mais lan moo waral tey jii bu fekkee rugby nii la nee na ñoom bëggatuñ sax kon seetaan rugby wala ñu gis sax ku koy def parce que bu fekkee ne ñoom li ñuy sagoo tey jii la ñuy jël ñun li ñuy sagoo tey jii la ñuy jël di ko suufeel nii ba mu suufee donc ñoom sport bi tax ñu def ko ñoom déjà bëggatuñ ko ci kaw loolu am na ñuy wax sax naan di jël sax drapeau bi naan sax ñoom beecoo lañ ko def di saboote parce que nee nañu ñoom gëmatuñ sax ni comme bu fekkente ne tey jii état gis na lii wala keneen ak keneen ku fa jege sax gis lii te ñoom ñu nekk ay citoyen dëkk fii ci biir dëkk bi war a mën a xeex lii ba pare bàyyi lii ñu ciy photo wu di ko sax ba nit ñi di ci jot ba koy publier ci réseaux sociaux yi donc dañoo gis ne kon ñoom jaratu sax ñu respecté drapeau national bi parce que dafa buñ ko dëggatee mel na ni yow ñu yëg sa kaw tey ji di la dëggate te ñoo xam ne ni tey ji bu doon der yu ñuul la ñu yor sax mën nañ ne waaw on peut comprendre te gis nañu ñi nga xam ne tam ñoom ñoo yor der yu weex ni ñuy suufantalee der bu ñuul ñu bàyyi leen ñu nekk fii biir Sénégal di jël suñu drapeau tam di ko defee nii donc wane nañ seen naqar ci mbir mi ba mu sës wane nañ ko bu baax Khady. Peut-être aussi ils l'ont pas fait exprès parce que drapeau bi xaw na je sais pas quelque rek ñoo ci xaw a mais waruñu ko lal ay xale la ñuy mais je vous assure man institut bi may gérer daf may permettre ngay côtoyer ay tubaab di côtoyer ay ñag ak ñeneen ak ñeneen mais tubaab yi amatuñu respect ci sénégalais yi suñ duggee ci salon de coiffure yi ñu ngi saboté suñu formation suñ ñëwee ci institut yi ñu ngi saboté c'est-à-dire dëkk bi moo jaxasoo désordonné mel noo xam ne nii pour nit jóge fa la ñëw yàpp ñu dafa yomb déjà autre chose mooy école bi condition d'accès yi est-ce que sénégalais lambda am na xaalis bu mu dugalee fii doomam pour mu bokk ci am na programme français sénégalais bu bugg def programme français mun nga fa dugg mais xaalis ngay loolu laa bëgg a wax donc est-ce que c'est pas permis à n'importe qui mais bu dee citoyen français tu es admis d'office dañ ne lycée français Jean Mermoz problème bi lii moom yëfu yabaate la parce que yow xalaatoo dem France jël seen drapeau di ko def boo ko defee dañ lay yóbbu kaso lii du teguñu ko fenn teguñu ko fenn lañ ko tegu waaw ñoom sax dañu école bi war nañ bind excuse parce que lii c'est lii rafetul lii moom du yoon suñ ko defee sans arrière pensée mën naa xam ne fii ay xale laa fi gis mais les responsables où sont les responsables oui le directeur est-ce que xalaat nañ ñoom di jël drapeau tricolore jamais di ko foyee xalaat ko sax vraiment am na ñuy wax sax naan ndax montage la ñenn ñi tam naan li lii mën sa nekk montage parce que kenn mënut a def montage bi jël ay tànk ni teg ko ci kaw drapeau bi donc ñoom tamit nañu xam ne métti nañu trop ku ci nekk gis nga ci sa bopp en tant que sénégalais vraiment Khady dañuy tëj paragraphe boobu ubbi beneen daal di wax jeexalee tam di oto yi nga xam ne mi ngi daw fii ci biir Sénégal mën naa ko wax sax tam fii nga xam ne moo di ci biir banlieue bi parce que oto bii ñuy wax nii mi ngi ñu ngi ko gis ci tali bu bees ki ko photo tali bu bees la ko photo ab carcasse la gis nga oto bi ni mu mel nii tali bu day daw nii waaw day daw gis nga nii yëpp ay nit bay yëpp nii ay bagage ñu ngi ko photo ca tali bu bees daal di koy posté ci fi nga xam ne moo di ci Facebook bi bañ ko ci posté itam nit ñi comme kenn moomu seen làmmi ñoom it wax nañ ca ba doyal ci commentaire yi parce que am nañu naan lii yabaate la wala moom ci boppam ñàkk fonk boppam la wala ñàkk fonk biir réew mi la ñenn ñi tam di laajte ana visite technique ba mu def ba tax ñu livré ko nii ba muy daw ci mbedd yeeg ñoom seen ñii di wax tam naan xanaa diggante boobu amul benn homme de tenue boo xam ne mu ngi ci mbedd yi ma leen di xamal ne leen homme de tenue yaa ngi fa fees deel
ASP yi nga xam tam ñu ngi fay teg pour ñuy saytu circulation ba ña nga fa fees dell parce que ku xam tali bu bees xam foofu yëpp xam ne boo génnee buntu Pikine googu yëpp di nga fa gis ay homme de tenue donc ñoom ñu ngi laaj ci ana homme de tenue yi ak fan lañ ko romb bay dugg ci biir dëkk bi ba ciy daw am na ñuy wax tamit naan oto bi boo ci duggee yàlla tere bu lay laal ngay tétanos déjà donc insécurité la ci askan bi déjà am na ñu koy wax ci seeni ay moom daal métti du nañ ko ñoom tamit bu baax a moo di ci réseaux sociaux te ñu ngi wax ni carrément genre oto yu mel nii dañ ko fee war a jëlee na fi jeex tàkk parce que day wane tamit ñu koy jël ni di ko def ci réseaux sociaux yi ba ay nit di ko partagé di ko tamit aimé gis nga li ko aimé ni mu baree kon mu ngi mel ni mu ngi wër monde bi yëpp te bu fekkente ne am na ci kenn koo xam ne ni rek mën na koo lire ba comprendre li ñu wax dina xam ne kat Sénégal kon pauvreté bi ñu doon wax ba tey jii ma nga fay lëmbee te tamit am na ñuy wax sax naan fii ci Afrique ñu ñoo fi nekk 25e pays boo xam ne ni dañoo pauvre donc waruñoo bañ ay oto yi di fi daw